16e siècle ba léegi musul am association bi nga xam dañ dem yóbbu ko ministère de l'intérieur ni ko kii mooy Wakaam ba 2009 mu am ay problème am ñu jóg ni léegi ñun ay intellectuel nañ ñun dañ jàng nekk université et tout suñuy maam Wakaam nañu bokk ñu dem defar yi li ñuy wax benn association de la communauté de Wakaam 2009 ma leen rappelé ni Wakaam am na ñaari titre foncier mais titre foncier bi ñu concerné tey ki ñuy wax Momar Gueye la kilifa Wakaam yi ni woon demal nga immatriculer titre foncier temps wu colonial bi la woon c'était le 8 mai 1948 mu dem mu créé ñaari titre foncier ñu def ko turu Wakaam mais maa ko Wakaam yi ba ñuy defar titre foncier nañu fexe ba titre foncier bu ñu ko defaree mu jëriñ waa Wakaam ñu bañ ko jaay donc ñu def si li ñuy wax clause d'indivision àdduna di dox ñëw ba si El Hadj Medoune Gueye man maa ngi fi woon ba fi mu nekkee jaraaf mu nekk jaraaf amaat beneen jaraaf mais si El Hadj Medoune Gueye mu am benn xeex entre Wakaam ak autorité administrative yi waa Wakaam borom nombre tànk Wakaam yi notamment commission des notables ak El Hadj Medoune Gueye ñu réunir ñu ni comme lii xeex la terrain bi mi ngi fi il faut mu am ay jeunes yi nga xam ñooy dem ci terrain bi di ko surveiller su leen créé li ñuy wax la commission des frais maa ngi yore benn délégation bi nga xam ni El Hadj Medoune Gueye yàlla ko yàlla yërëm ak notable yi ñoom ñoo dajale jox commission des frais pouvoir ni ko gérer terrain yi mais ñu ni commission des frais nag comme ay jeunes la dafa am limite d'âge boo nee demee ba limite d'âge mu jot da ngay bàyyi ñi si nommé woon ñoom ñoo doon signé ñoo lay jox autorisation d'occuper bi bu la joxee autorisation d'occuper bi nga dem fay 1 200 000 moom mooy frais yi nga dem fay ko si compte bancaire bi ñu la wax nga fay ko ñu ñëw ñu joxal la autorisation d'occuper bi Wakaam di doxe noonu ba benn moment commission des frais yi ñi fa nekkoon dépassé âge bi ñu waroon nekk ay notable ñooñu ni non ñun du ñu génn si commission des frais parce que xaalis dafa bare mu indi problème comme notable yi ñoom ñoo yeewoon suba ak jaraaf bi constitué commission des frais maa ngi yore procès verbal jox leen mandat ku la jox mandat jox la yóbbal kay am na droit ne la maa la yóbbante woon pour nga wax sama baat nangu naa sama baat ñu nangu seen baat tas commission des frais am naa fi benn procès verbal bi nga xam ni jàmbur yi ak notable yi ñoo ko signé ñu ni commission des frais existeetul mais commission des frais ba léegi mu continuer di signé boo ñëwee commission des frais jox la autorisation d'occuper mais comme jaraaf yi ñoom tamit dañu réuniroon en 2013 ñetti jaraaf yi fi nekk le 29 août 2013 ni ñoom ñett d'accord nañu ni lépp lu ñuy def ñoo koy décider ñu ni léegi day ñoom seen bopp ñooy signer seen bopp occupation d'occuper yi donc muy ni ñaari problème yenn saa yi nga gis benn occupation d'occuper bi nga xam commission des frais moom moo ko signé te amatul pouvoir signé ak benn occupation d'occuper bi nga xam jaraaf Youssou Ndoye moo ko signé wala ñetti jaraaf ñoo ko signé donc muy doxe noonu di doxe noonu ba yàlla def kii di nga xam ni moo doon mëne fronde bi ci commission des frais yàlla jële ko fi donc mënatuñu moom moo amoon pouvoir moom moo doon signé donc ñoom ñu xam ni ñu nekkoon ci ginnaawam bañoon ni tas nañ ko ñun duñ ko nangu ñu tas ko ñooñu ñoo beddeeku ñëw yeewu suba ñu ni léegi titre foncier 1751 DG NGA du moins mooy 5007 DG te Wakaam moomoon ko te moom ay famille 966 familles yi ci nekk ñu ne nañ leen ko jox parce que ñoom ñoo fa dëkk nañ leen defaral këyit maanaam titre foncier individuel ñu ne léegi pour ñu def loolu il faut que indivision bii nga xam ni magu Wakaam yi ñoo ni woon Momar Gueye cultivateur ba mu koy def en 1940 nag si def pour ñu bañ ko jaay comme léegi xaleel waa Wakaam yi wala ñi nga xam ni ñoom ñoo originaire de Wakaam ñoom nañ ko jox ñoo ngi fa dëkk nañ leen defaral ay titre foncier individuel parce que dañu nekk ci benn état bi nga xam ni lu muy reconnaître mooy nee nañu ay titre de propriété yi nga xam ne autorité administrative moo ko signé Wakaam ñu koy diriger day autorité administrative autorité coutumière la parce que Wakaam bu ngeen fàttali ko ci histoire su ngeen lire livre daal leen wax Wakaam ba fi temps tubaab bi nekkee Wakaam république la woon ba indépendance ñëwee ñu xam ne Sénégal mënul am république te nañ ko def village traditionnel de Wakaam donc looloo ko indi mais ci tubaab bi république nañ ko considéré c'est-à-dire bu ñuy traité Wakaam dañuy traité comme kuy traité état ak état bon mu changé parce que Sénégal la Wakaam aussi ay sénégalais nañu comme ñun ñoo moom suñu bopp te ñu neen la Wakaam d'accord loolu donc dem nañu ba ci biir ñu xam ni li ñuy sasoon Momar Gueye cultivateur en 1948 ni ko defar ko mais nañu def indivision pour ñu bañ jaay titre foncier bi léegi titre foncier bi yàlla def na
ñi ko occupé yëpp ay doomu Wakaam nañu wala fii nañu soso wala ñoo ngi dëkk Wakaam parce que Wakaam aussi bu ñu fàtte leen na mooy Wakaam bañ koy sas dañ ko sasoon pour képp ku mucc boo ñëwee Dakar boo fi duggee ñu tudde ko sax moo tax mooy ni turu Dakar boo fi duggee nga xam ne rëcc nga donc Wakaam ñu ñuy jox titre d'occupation du ñi nga xam ne ay lébu nañu rek boo dëkkee Wakaam rek am nga si droit quartier yi ñoom ñooy ni lii ak lii ñooy defar 12 quartiers la 7 quartiers traditionnels ñoom ñooy defar seen liste chaque fois bu ñuy distribuer terrain ñoo defar liste ñu yooga liste yi ñu ne ñii nañu jox ñooñu bu ñu leen joxee ñooñu bu ñu ñëwee nañu defar autorisation d'occuper yi bu leen joxee occupation d'occuper yi moo tax Wakaam di nga fi gis ay gendarmes yi nga xam ne ñu sant Coulibaly ñi sant Camara te pourtant lañ leen considéré comme ay doomu Wakaam jox leen fi terrain jox leen fi kër parce que loolu la Wakaam doxe du rek lébu nga donc ñu ni jox terrain du ay lébu mais na nga fi am présence na nga fi nekk boo fi nekkee na lay jox bu fekkee na nga bëgg d'accord na lay jox donc loolu ba mu amee ñun nañ def mais levé indivision yi jaraaf yi tase ak borom nombre tànk yi ñu tase barewuñu nag jaraaf yi ak borom nombre tànk yi matuñu 20 ñu tase ñu ñuy wax notable si Wakaam watuñu 20 de ñoom ñoo tase ni léegi indivision bi d'accord nañu pour lever ko ñu dem tribunal dindi ko pour ñu créer titre foncier individuel 966 familles ku nekk am sa titre foncier parce que li ko indi mooy wax naa leen ko si tubaab fii nit daf fiy dee ba tey ñun dem leen seeti maître Youssoufa Camara moom nañu xam si avocat mu ñëw ñu dem tribunal ñu ni tribunal kii dafa dee wàcc na benn kër njabootam ñeenti góor la juróomi jigéen ainsi de suite dañ koy séddale tribunal ni mënu moo ko séddale parce que lu ngeen am du titre foncier kii titre foncier bi nga xam ne autorité coutumière moo ko signé donc looloo tax mënu moo ko def donc ñu am problème yooyu Wakaam nit day ñëw am sa occuper sa parcelle nga dem tribunal nga ni dama koy génne parce que dafa occuper sama parcelle tribunal ne la lii nga yore du titre administratif mënuma ko génne ngeen nekk di xeex di yéeg di wàcc am na fi ay xeex yu bari nit ñi dóorante ñu bàyyi man dama dem tribunal plaider ba tàyyi pour waa Wakaam ndax loolu donc ñun léegi pour loolu dañ comme Momar Gueye moo ngi koy wax ni que naka sañ en 48 dañ ñu ko war a nañu fexe ba bu ñu jaay titre bi naka waa Wakaam jëriñoo te comme léegi am nañu 966 familles yu nekk titre foncier bi 1171 parcelles la 966 familles ñoo ngi si donc boo desee parcelles yu ñu occupé wul peut-être ay 100 et quelques parcelles la ñu ne léegi nañ ko defar ay titre foncier individuel ku nekk ñu jox la sa titre foncier mais bu ñu koy def aussi ku ñuy jox titre foncier dañ lay wax nga participer mooy li ñu daan def 1 million 200 yi ñu daan def c'était pour mën a créer titre foncier yi malheureusement loolu permettre ñu créer ko dañu mujj dem seeti benn promoteur waaw kam dañu seeti benn promoteur pour moom mu def projet bi parce que projet bi da ngay def amener d'eau da ngay def amener d'électricité da ngay dem Sonatel ñoom ñëpp ñu def seen ñoom ñëpp ñu dem waaye ji dem fa ñu ni ko non ñun amuñu benn problème voirie yi dégagé nañ ko lii mooy mbedd yi mbedd 6 mètres mbedd 8 mètres mbedd 10 mètres nii lañu demee yëpp ñu defar ko place mosquée yi ak équipements sociaux yi yëpp ñu génne ko kooku yëpp moom moo ko defar kooku boo koy defar yow mu lotissement bi mel moom di nga si exposé lu mu tuuti 500 millions donc kooku aussi ba ñu waxanteeg moom Wakaam ni ko ñun mënuñu la fay amuñu xaalis li ñu mën mooy boo ko defee par jox la ay terrain mais si loolu nañu defaree morcellement bi ñu dugal demande de lotissement ba pratiquement ministre bi accordé ko ñi nga xam ne ñoo créé benn association le 21 mai 2009 ñoom ñooy communauté de Wakaam 21 mai 2009 nga ñëw nga ni man maay propriétaire titre foncier bi nga xam man ngay créé sa maamaati maam judduwul en 1948 man ngay créé association bi juddoogul nga ñëw nga ni ñoom moom titre foncier ñoom ñu ni léegi dañuy opposé wu si 666 familles yooyu ñu jox leen titre de propriété loolu ñi ko def ñëpp genn wàll gi ñoom ñëpp nag ñu mën si bare su dul ñoom di seen rak wala seen mag wala seen yaay wala seen papa am na déjà bénéficié na si autorisation d'occuper yu mel nii tabax nañu ñoo ngi si seen kër si Wakaam mais dañ nag yeneen famille yi nga xam ñoo ngi si titre foncier 1751 NGA 666 familles yooyu du ñu am titre foncier loolu teguñu ko fenn loolu soxor la te ñooñu loolu la ñuy xeex tey ñoom ñoo nekk si télé yi ñoom bind ministre bi ñoo bind administration tiital ñëpp ni loolu du fi amee tey ñoo ngi tribunal boo waxee ñu def prénotation pour bloquer ko même indivision bi nga xam main levée indivision bi ñu defoon ñoom dañuy del tribunal ñu ni ñoom dañ koy remettre en cause te ñoom boo xoolee matuñu sax 50 personnes nga jël 966 familles boo doon calculer famille bu nekk bu amoon 5 personnes y a au moins 40 000 personnes qui sont concernées par ce dossier yow nga ñëw nga ni
ay professeur d'université yi dem def seen carrière ba jeexal amatuñ lu ñu def ñu xam ni léegi suuf si am na valeur rek ñu foog ni xaalis mu ngi fiy génn ñu ñëw ñu opposé wu parce que problème bi yëpp enjeu bi yëpp loolu la enjeu bi yëpp dañuy foog ni xaalis bi nekk Wakaam te jaraaf yi daan ko gérer amatuñ droit gérer ko mais dañuy fàtte ni yàggul Abdoulaye Wade jox nañu fi lu mat 3 milliards et quelques si monument de la Renaissance mais si kees gi ñu ko doon gérer démb ñoom ñoo koy gérer tey pourtant ñoom waxuñu dara si xaalis boobu mais suuf si daal nañu wax léegi daal que ñoom jaral na leen dee mais lii du fi jaar c'est-à-dire nañu bloqué bu ñu bloqué ba lépp bloqué après ñëpp toog di xoole du am morcellement du am dara c'est-à-dire ñun man tey en tant que avocat man mënoon naa leen topp ni waa Wakaam bàyyi leen foofu mais boo leen bàyyee foofu ñan ngay lor du Youssou Ndoye ngay lor du man ngay lor man ki ngay lor mooy ñi dëkk ba pare tabax fa am na fay étage am na ñu fa def 60 millions ñii 70 millions 966 familles plus de 50 000 personnes di fa dund nga yeew suba nga indi benn association nga créé ko en 2009 nga ne association moom mooy opposé wu si morcellement bi mooy opposé wu si fin de l'indivision ñun ba ñuy def main levée bi expliqué nañu tribunal jox ko ay preuves dañu jël benn géomètre ak benn huissier mu dem maison par maison si terrain bi pendant longtemps ñu def benn état ni 966 familles mi ngi nii jël ay photo parcelles yi ñii ak ñii ñoo ko moom tribunal si base boobu ñu ne ko mais ñii foog ñu régulariser leen yéen mënu leen chaque fois bu ñu ñëwee tribunal ni leen dafa am succession dañ ko war partage ngeen ni du fi dal kii dafa occupé sama parcelle ngeen ni amu leen titre d'occupé mais léegi dañ ñëw pour que les 966 familles ñu am titre d'occupé d'un titre de propriété bu leer loolu la nañu toll ñoom ñu yeew suba ñu def opposition ñu bind ministère dem si télé yi dem si rajo yi partout ñu wax fa ni ñoom dañuy opposé wu à ça tey amuñu benn raison sinon dañuy bëgg a xañ ñii nga xam ni mooy 966 familles yi parce que dañu wax ñëpp képp ko am titre foncier képp ko am titre d'occupation parcelle boo occupé nga indi ko indi sa titre d'occupation def sa numéro téléphone ak sa numéro inventé wuñu dara parce que bu subaa ñoom seen bopp defoon nañ ko daañu ko defaat wër Wakaam parce que dañu yeew suba ñu jël benn procès verbal yónnee benn huissier ni ko demal nga wër Wakaam ñii ñooy notable yi ñi ne wax ñëpp kenn du si notable dañ ñëw rek Wakaam ku ñu gis rek Pape Daouda Gueye ñu ni Wakaam la ñu ni notable la Badoulaye Ndoye ñu ni notable la Baye Mbaye Ndoye Mamadou Dramé Djibril Ndoye ainsi de suite c'est-à-dire tey ñu ciblé lu mat 31 personnes ñun notable 32 personnes kenn du si notable fii Wakaam dañ lay nommé 27 personnes la passé wu ko dañ lay nommé da ngay nekk notable fii dañ lay nommé dafa am ay nombre ni ñuy wax nombre tàgg ku nekk nag am na nu muy doxee fii village traditionnel la coutume moo fi dox coutume bi mooy jaraaf yi ñoom ñooy diriger jaraaf yi boo seen ginnaaw am na notable yi am na ndey jëréew am na saltige commission des frais wax naa la nan lañ ko defaroon parce que paa yi ñoo toogoon ñu ni ñoom mënuñu dem si terrain di xeex ñu yebal ñoom Youssou Ndoye yii ñoo fi nekkoon ñoom El Hadj Jot ñoom Ndiogou Ndoye ñoo doon jeune ñu leen yéenee dem si terrain bi ngeen sàmm terrain bi dañu créé commission des frais El Hadj Medoune Gueye xaatim ko moom notable yi ñoo leen jox mandat commission des frais ki la jox mandat bu yow su ma ne joxatoon mandat mooy yow existe tout léegi loolu inoon problème bañ leen waxee ne leen bokkatu leen commission bi amatul ñoom ñu continuer di fonctionner mais li yàlla def yàlla àtte yàlla na ko yàlla yërëm xarit ko àjjana El Hadj Ndiogou Ndoye jóge fi donc problème bi amatul commission des frais ñëpp ñoom ñu doon revendiquer commission des frais xam na ni commission des frais amatu si ñu ni non nañu bàyyi commission des frais dañ jël association de Wakaam ñoo ngi ko créé en 2009 mais Wakaam mi ngi am titre foncier en 48 nan la mën a association de Wakaam yoo xam 2009 nañ ko créé mu yow soo mën moom mooy propriétaire titre foncier bi moom am na droit si titre foncier boobu donc je dis que il faut que ñu leeral loolu parce que dañu bëgg bu ñu jógee fii ñu yóbbu lii yëpp tribunal wan ko ni ko ñii ñoom ñooy famille yi soxla titre de propriété parce que affaire bi léegi question de vie ou de mort pour ces personnes ñi si xataraay yëpp di wax bul ko def dindil indivision bi ñii nañu bëgg a xañ seen teraanga du leneen loolu tax tey ñu congrès ñoom te bu ñu jógee si lii aussi huissier bi dana def constat bi ñëpp ñi nga xam ne indi nañu seen papier daal leen dox ñu signé lépp lu ñu fa wax ñu firndeel ni ñoom d'accord nañ si parce que leneen wutuñu si leneen mais dañu bëgg ñu régulariser problème bi ba nga xam ne dootul am problème Wakaam parce que pratiquement c'est le dernier titre foncier bi nga xam bu ñu ko régulariser 966 familles am seen titre de propriété képp ku dëkkati foofu aussi nga am sa titre de propriété suuf mu am bañ am problème loolu daal mooy wax yi ñu doon leer merci